mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare yéen ñépp jiital ci nuyoo bi Serigne Mouhamadul Moustapha Niass ak ñi nga xam ni ñoo ànd ci synergie républicaine pour taxawal jëmmal liggéey bi nga xam ni incha allahu taala moom lañu fas yéene liggéey. ñu yëkkati kàddu ci turu al ansar al ahmadiya al ansar al ahmadiya association la boo xam ni ki ko jiite mooy alxaaji Malick Sy Maodo ibnu alxafiz ñu gën koo xam ci Maodo Sy doomu Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes doomu alxaaji Mansour doomu Seydi Xaaji Malick Sy. al ansar al ahmadiya liggéeyam dafa aju ci li nga xam ni mooy diine te boo waxee diine rek soo ne diine ak développement day mel dañoo mën a tàqalikoo waaye seen wàllu liggéey li ci ëpp sur le plan culturel la religieux loolu mooy liggéeyu al ansar al ahmadiya. ñu yëkkati kàddu njaal jëmale ko ci ñi nga xam ni ñàkk nañu seeni doom seeni jarbaat seeni mbokk seeni rakk seeni xarit seeni am jàmm ñooñu ñépp ñun ci lañu bokk ndax suñuy jarbaate ngi ci biir ñi ngi yëkkati kàddu njaal jëmale ko ci ñoom di ñaanal yàlla xale yooyu nga xam ni jógoon nañu ngir wuti daani seen doole dogalu yàlla ba ànd ak ñoom fekk leen ba foofa jël seen ruux yàlla nañu mottalee seen ndaw ci aljana. li nga xam ni moom la ñu jël li sëriñ bi wax mooy dañu jël xubbul watani min al iman synergie républicaine bi ñu ko bëggee traduire dañ naan xubbul watani min al iman. bëgg sa réew dafa nekk benn pàcc ci wàllu ngëm yàlla suñ doon xaaj ngëm yàlla am na ci benn pàcc boo xam ne ci ngëm yàlla bokk na ca mooy bëgg sa réew. bëgg sa réew moo lay tax a toog sa réew bëgg sa réew mooy tax nga liggéeyal ko bëgg sa réew mooy tax nga aar ko ci li nga xam ni mooy recherche am comme ni ko Maxeet waxee léegi suñu recherche bi jiitu c'est la jeunesse kon jeunesse boobu soo bëggee sa réew nan nga koy préserver ba jeunesse boobu du ñu des ci géej gi wala du ñu dem ba coono dem ba yóbbu leen. ci loolu ci la ansaarul muhammadiya fas yéene ànd ak ñi nga xam ni mooy synergie républicaine incha allahu taala ci date bi nga xam ni moom la Maxeet wax léegi. 14 15 16 janvier incha allahu taala waxtaane li nga xam ni phénomène la boo xam ni c'est mondial du phénomène boo xam ni Sénégal rek la wala Afrique rek la mais immigration dafa nekk phénomène mondial loolu dafa bokk ci aaday doomu aadama déplacé wu jóge point A dem vers point B loolu ci aaday doomu aadama si traditionnel nit la bokk dans l'humanité la bokk kenn mënta tey nit ñi déplacé wu imaam mu nekk déplacement boo xam ne da ngay jógee Kajoor dem Saalum wala nga jóge Saalum dem au sud Casamance loolu la ñuy wax immigration tas gu mu tas nag ci àdduna bi looloo poussé sallallahu alayhi wa sallam ca premier gàddaay ba ñu gàddaaye Makka dem Éthiopie fekk fa le roi Nagus mu dalal leen ndax am na ay sabab yoo xam ne mooy puus nit ki ba mu def gàddaay loolu moo ñu puus tamit sallallahu alayhi wa sallam jógee Makkatal Mukarrama dem Medina loolu moo puus keneen ak keneen ñu jógee fa ñu jógee nekk feneen fa ñu ne waaye loolu lépp jamono moo dem ba toll foo xam ne dañ ko réglementé léegi ni boo bëggee jógee point A vers point B li nga war a def mooy nangam ak nangam ak nangam li ci ëpp nag
comme que pression bi bari na mu am lépp lu ñuy wooyee immigration boo xam ni c'est illégal mooy ku tënkuwul ci li nga xam ni moom lañ la tënk wala ñu xool immigration clandestine bi nga xam ni moo fi nekk mooy ki nga xam ni fexe na sax ba yegg waaye ci clandestinité googu mu nekk tax na amul benn possibilité pour développer li nga xam ne mooy xalaatam wala participer li nga xam ne mooy développement réew moomu nekk wala mu ko may accès au travail mënu ko ndax moom il est dans la clandestinité. kon léegi synergie républicaine ak ansaaru al ahmadiya ci immigration illégale boobu yan xalaat la ci am yan mooy proposition yi mu ciy joxe wala ci immigration clandestine boobu yan solution lañ ciy joxe yan xalaat lañ ci am ak lan moo sabab immigration bi lan moo ko waral lan moo tax waaye al ansaaru al ahmadiya avec synergie républicaine gis nañ ni li ëpp ci li sabab xale bi jóg di defi immigration illégale wala clandestine bokk na ci loo xam ni ca éducation ba la d'abord kon solution la boo xam ne war nañ ko régler ca problème éducation la tarbiya bokk na ci tamit yeneen yi nga xam ni wàllu économie la bokk na ci yi nga xam ni tamit wàllu social la bokk na ci li nga xam ni tamit wàllu politique la ndax bu ñu amee crise sur le plan wàllu éducation ci wàllu yar ñu am ci crise loolu dafay feeñ ci wàllu société bi moo tax mu am crise sur le plan société bi te bu amee crise foofu tamit day indi jeexital ci wàllu koom-koom te bu amee ay crise ci wàllu koom-koom loolu mën na dem ba sur le plan politique moo am crise boo xam ne moo sabab xale yi di gàddaay ni dañuy dem barza wala barzak yan mooy jeexit yi nga xam ni loolu dina ko bàyyi lan mooy conséquences yi nga xam ni moo nekk ci loolu lan mooy résultat yi nga xam ni moom lañ jële ci loolu incha allahu taala yooyu mooy thème yi nga xam ni fas nañu yéene ànd ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ànd ak ñi nga xam ne mooy synergie républicaine incha allahu taala pour wax leen lan mooy résultat yi lan mooy conséquences yi lan mooy sabab yi ak yan solution nag la ñuy proposer ndax bari na muy loo xam ni dañuy relater rek phénomène bi xale yaa ngi dem naa ngi barza wala barzak xale yaa ngi dem dugg ci gaal gi xale yaa ngi def lii état bi deful lii état bi deful nangam nangam ak nangam problème bi du problème mu état problème mu citoyen yi la problème mu sénégalais yi la problème mu képp koo xam ne citoyen nga nekk ci biir réew mi problème bi sa problème la moo tax démarche yi nga xam ne ñun moom lañ jël muy démarche communautaire avec un discours religieux ndax yaakaar nañ ne fi mu ne la religion dafa nekk loo xam ne c'est inné dafa judduwaale ak doomu aadama la religion en général nag la ñuy wax quand on parle de la religion ñun au Sénégal dañuy wax l'islam qui est moo boo xam ni ñun ak suñu mbokk chrétiens yi ñoo ko bokk ndax inna haza la fi suhufil ule suhufi Ibrahima wa Moussa kon li ñu gis mooy discours religieux bi nga xam ni ak approche communautaire bi nga xam ni moom la lu mooy fi lu bees ci phénomène bi nga xam ni mooy immigration clandestine loolu mooy li ci bees loolu mooy tajdid bi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg a indi ak ansaaru al ahmadiya pour jéem a fexe solution yoo xam ne définitive lay doon yu durable waaye loo xam ne bu xewee ren ñu jóg wax ci dajale xaalis dajale coow wax a wax waaye 6 mois 1 an après phénomène bi commencé waat looloo tax ñun ñu jéem a changer approche pour jéem a fexe nan lañ koy régler définitivement li ñuy régler mooy clandestinité bi ak illégalité bi mais immigration kenn mënu koo régler kenn mënu koo arrêter ci àdduna bi soo demee Angleterre tey lii France ak Espagne di jooytu loolu la Angleterre di jooytu ci gars yi jóge Afghanistan ñu jóge Éthiopie ñu jóge ci yeneen réew ak yeneen réew soo demee fa nga xam ni mooy Asie tamit la même chose même phénomène bi mooy li nga xam ni moo fa nekk kon li nga xam ni mooy solution yi nga xam ni moom la ñu yaakaar ni war nañ koo jël taxawu ko loolu su ñu demee ba ca daja ba dinañ wax naka lañ koy jaaree nan la ñuy fexe ba jeunesse bi nga xam ni ñun mooy sacrifier boppam di dem ñi nga xam ni ñoom la ñu fexe ba conscientiser leen xamal leen lan mooy conséquences yi lan moo ci nekk
fexe tamit responsabilité ñi nga xam ne ñooy parents yi ñu mën cee taxawaay bu mat loolu bokk na ci démarche yi nga xam ni incha allahu taala le 14 le 15 le 16 fas nañ ko yéene indi. troisième point bi nga xam ni ansaaru al ahmadiya ak synergie républicaine ak ñi ñu àndal bokk nañ ko mooy dañuy yëkkati daawa woote appel la ñuy def jëmale ko ci ñi nga xam ni ñooy association des imams et ulama ñoom am nañu taxawaay yoo xam ne war nañ koo taxaw ci seen xutba yi ñuy def seen ajjuma yi ci seen waaraate yi ñuy def conférence yi ñuy def ñu waxtaan ak Tafsir Abdourahmane Gaye su demee amati benn événement bu mu am ñun ko au moins jël benn 15 minutes 30 minutes nga wax ci phénomène bi ak xalaat yi ci diina mën a indi ngir ñu solutionné ko ngir ëllëg affaire bi dina ralentir. kon dañuy lancer appel boo xam ni ñu ngi ko jëmee ci al aïma wal ulama ñoom am nañu rôle bu mag a mag boo xam ni moom lañ ci taxaw pour mën a wut solution bi noonu la ñuy wooye clergé bi tamit muy waa église bi ñu taxaw seen taxawaay ak association yi nga xam ne ñoo nekk ci diocèse yi soit dans les régions dans les départements partout fu mu mën a nekk rek ñu fexe ñoom it ñu indi réponse li nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñoom ci wàllu diine ngir ñu mën a solutionner le problème ak société civile bi daayira murid yu xaadir yi yu laayeen yi comme que ñoom ñooy am occasion di daje dañ ni bu daje amee nañu waxtaane lii nga xam ni phénomène la boo xam ni mi ngi yóbbu suñu jeunesse du yóbbu suñu capital bi nga xam ni moom la ñu am kon nañu fexe ba ñooñu tamit ñu impliqué leen ci mbir mi ñoom it ñu war a taxawaay bi nga xam ni moom la ñuy def noonu ñu woy association islamique yi woo église bi noonu la ñu woy tamit mouvement famille ndax alxadaanatu lil yonent bi dafa ni ki nga xam ni mooy couvé muy jigéen ji nga xam ni moo yore doomam di ko nàmpal dem ba muy mën a dox muy jàpp ci loxo yi di dox di ko sexal muy lekk mu dem ba xëy màgg kooku yaakaar naa ni bu waxee ki doomam waxtaan ak moom ñu jéem leen a sensibiliser ñoom soxna yooyu nga xam ne c'est des femmes de développement jàmbaar lool communauté sénégalaise yi ñu jéem leen impliqué dans l'affaire ñoom ñu wut ay programme yoo xam ne ñoom la ñuy indi tamit pour jéem a solutionner li nga xam ne mooy